moom mooy président rasulullah la ilaha illa la ilaha mana rasul la ilaha zul jalali auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim lii ngeen di gis mooy ay exposition yu mag yi nga xam ne famille Ndiéguène ñoo ko initié chaque année di ko def si kër gi ngir maanaam dekkal cosaan wane kan mooy suñu maam Alaaji Ahmad Baro Ndiéguène ak li mu liggéey si diine rawatina fii si Thiès. donc kii boo ko gisee ñu ngi ko tuddee les grandes expositions scientifiques sur l'histoire de la famille Ndiéguène de Thiès. donc exposition bi dafa bokk si liggéeyu Green muy mbooloo mu yaatu moo xam ni suñu mag suñu sëriñ suñu xarit sëñ Pape Sow Lo mi taxaw moom mooy président bi. léegi mbooloo mi li ko tax a jóg mooy ndonoy Alaaji Ahmad Baro Ndiéguène ak njabootam li mu liggéey si l'islam dale ko kasaas ba fii nan la tëddee loolu moo waral exposition yi. kii ngeen gis nii mooy suñu xalifa bi yéen ñëpp xam ngeen ko di Alaaji Muniru yàlla na fi yàgg te wér si doole alxuraan. xam ngeen ni jamono neexul ndax dëgg dafa dem léegi ba xaw a nuru ak nen. léegi dañoo jël ak cëriñ maanaam ak wilaya sax di ko propagande ak di ko instrumentaliser dem nañ ba daanaka dëgg sëriñ xàmmeetuñ ko ndax ñi nga xam ni ñoo maanaam nekk di sëriñ jamono neexul. su ko defee bu jamono tollee foofu ñu yor wurus waruñoo toog si kër gi di nëbbatu mel ni koo xam ni nekkoo si dëgg mais li nga yor bu dee valeur la mooy original bi da nga koo war a wane ngir maanaam ku ne man see jot loolu moo waral exposition bi. léegi su ko defee fii mooy arbre généalogique bi maanaam sa cosaan sëñ Boubacar mi ngeen xam ni moom ngeen àndal di seen sëriñ maamam mooy Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène moo jur baayam di sëñ Ousmane Ndiéguène kon gis ngeen ko nii fii nga xamante ne si mooy père et mère d'Ahmadou Baro mooy maanaam waajuram wu góor mooy maam Mouhamadou Ndiéguène Masakassas mi nga xam ne sunu maam Cheikh Omar Foutiyou Tall en 1841 booba yàgg na moo doon wër ay góor yoo xam ni ay ponkal ay waliyu yu mu waroon a ijaazal maamu sëñ Boubacar Ndiéguène mi si la bokk muy sëriñ Mouhamadou Ndiéguène ba mu ko joxee wirdu wa en 1841 booba ba nëgëni si famille Ndiéguène dañu ñu si di doon ay muqaddam ay maanaam lamp si tarixa Tidiane ak si diine l'islam léegi waajuram wu jigéen mu ngi tudd maam Fatoumata Ndaw ñoom gisoo leen nii enfant d'Ahmad Baro Ndiéguène ñu ngi commencé si gis ngeen ko maam ma Fatim maam Malick maam ma Fatim moo meññ maam Moussa Amina maam ma Fatim moo meññi maam ma Hatta Amina maam ma Atta mii moo meññi suñu maam Mouhamadou Ndiéguène mi nga xam ni mooy waajur wu góor Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène suñu maam Fatoumata Ndaw mii di buur ndaxte doomu buur la bu waajuram mooy bëlëb Sandéné ma nga xam ni moo nekkoon Dukuman donc histoire bi dafa yaatu mais suñu maam Fatoumata Ndaw amoon na mag bi nga xamante ne si amoon na mag suñu maam Mouhamadou Ndiéguène bëlëb Sandéné kii nu mu tudd Maba Jaxu Ba bind ko lettre ni ko di nga tuub jaag ñi nga àndal ñëpp wala ma dal si sa kaw dinaa leen faagaagal loolu la lettre ba kii maanaam si benn feuille recto bi maanaam bëlëb Sandéné jotee lettre Maba Jaxu Ba di ko menacé ni ko di ngeen tuub wala ma faagaagal leen mu daal di am njàqare si la wëlbati ko ay conseillers bëlëb Sandéné ni ko waa te ngaa dem gis sëriñ bi si tund wi di sëriñ Mouhamadou Ndiéguène jubóo naag boromam nga posé ko problème bi ñu demee wax ko maam Mouhamadou Ndiéguène mu ni ko waa ana lettre bi la naka kii daal di yónnee Maba Jaxu Ba sa ginnaaw lettre ba si la tontu Maba ni ko man Serigne Mouhamadou Ndiéguène maa lay ñaan foofa nga nekk nga continuer fa sa jihaad waane man ak say fetal ak say soldat waane man fii si Ndukumaan maa ngi fi ak sama kurus. donc daal di làq bëlëb Sandéné biñ defee loolu mu mucc si Maba Jaxu si la ko ay conseil ni ko jëmm ju toll nii ëpp naa bàyyi mu dem. da ngay fexe nag maanaam ba taxaw moom illaa yow mi diin ngir sa nguur mën a mucc ñun mun leen waa jox leen ma pexe ñu ni ko fexe leen ba seen i deret jaxasoo. loolu moo waral mu jël doomam soxna Fatoumata Ndaw daal di koy jox suñu maam Mouhamadou Ndiéguène suñu maam Tafsir Alaaji Ahmad Baro Ndiéguène daal di meññ maanaam mu daal di koy meññ. donc xam nga moom su maanaam buur bu ko neexoon day daal di topp mbiru àddina doon buur mais dafa choisir li nga xam ne du jeex te moo gën ilaa yow mi diin muy maanaam yàlla suñu borom ndax maam Mouhamadou maam Alaaji daa daan naan ku am yàlla ñàkkoo dara waane ku amul yàlla amoo tus kon yàlla na yàlla may yàlla waaw. léegi su ko defee maanaam ñu ñëw fii ñii mooy ñi nga xamante ne si ñooy njabootu suñu maam Alaaji Ahmad Baro Ndiéguène
ku si jiitu muy maam Alaaji Mouhamed Ndiéguène waliw bu mag bi ñu naan ko borom piliyaan bi moom nga xamante ne si damay faral di wax gars yi ni leen il a mené une vie de résistance muy maanaam taxaw temm doo gëmm doo xef doo raf ngir ndolon li mën a mucc ndax jamono yooyu ku ne xamoon ni ay atam si Zaïre néewoon na ndax à l'âge de 41 ans si la doon baayam en 1934 ndax maam Alaaji Ahmad Baro Ndiéguène mu ngi génn àddina en 1936 remplacé na waajuram ñaari at avant waajuram maanaam di laxas di wujji suñu borom mu nekkoon xalifa boo xam ni bu maanaam minimiser woon boppam wala amul fit wala gëmul li ko baayam bàyyee kon tey jii maanaam ak cëriñ ju fi des mais kooku mooy suñu maam Alaaji Mouhamed Ndiéguène doonoon jàmbaar ñii ñooy ay soxnaam maanaam ñii ñooy ay njabootam donc suñu maam Alaaji gis ngeen ko kii mooy suñu maam Abdoulaye Ndiéguène soxnaam a ngi nii mu am suñu bàjjen soxna Seynabou Ndiéguène masa fële Grand Thiès maam Sidi tamit moo nekk nii ay soxnaam a ngi nii ay njabootam ñoo nekk nii donc noonu lañ ko toppee si liggéey bu rafet bi nga xam ni suñu cousin Assane Ndiéguène ma nekk Canada moom moo ko jiite daal di koy def si famille bi moom moo nekk exposition bi nga xam ni c'est une exposition surdimensionnée augmentée maanaam scientifique ba nga xamante ne si nit mën na si sukkandiku pour xam famille Ndiéguène ndax famille Ndiéguène bu nu fàtte ni yàlla ju saf sap moo fi nekk mais modeste ak baax ak bañ a xëccoo ak xam ne àddina médd la moo tax ñu ni pat mel ni ku yorul dara waane yàlla xam na ni nit gënu leen famille gënu leen a sell kenn ëpp leen cër si rasulullah sallallahu alayhi wasallam donc moom la ñuy continuer ba nii kii mooy suñu maam Abdou Wahab Ndiéguène di maamu suñu cousin Assane kii mooy suñu maam Assane Ndiéguène envers mooy seen i soxna ñi si des mooy seen jaboot ñu ñëw si suñu maam Abdou Aziz Ndiéguène mi fi jógee bu yàggul yàlla suñu borom dolli leen leer ñoom ñëpp moom it même chose maam Ousseynou ba si maam Ousmane bu ñu ñëwee fii soxna yi nag muy maam Alaaji Ahmad Baro Ndiéguène mu mag ay soxnaam donc seeni borom kër ñoo nekk nii si suuf soxna yaa ngi nii ku si nekk sa borom kër njaboot gii nga si am ma jël si exemple suñu maam Cerno Kañi mu njaareem pour wan la ni maam Alaaji Ahmad Baro Ndiéguène lamp la woon bu doon jur ay lamp maanaam moo doon essence bi nga xam ni moteuru diine moom moo ko doon doxal ndax boo demee njaareem dafa jël doomam ju naan soxna Aysatu Ndiéguène daal di koy jox waliw bu mag boobu di sëñ Cerno Kañi si la am njaboot gi kon ku ne xam na ni kanji yi nekk Jurbel ak njegéen yi ay cousin lañu donc loolu lañ topp noonu ku si nekk waande fii mbir dafee am sa Arabie Saoudite suñu maam Chérif Souleymane li lay wan ni famille Ndiéguène ñoom ñëpp ay chérif lañu sa Arabie Saoudite la ñu jugee dans le 11e siècle jugee Arabie Saoudite étape numéro 1 à travers suñu chérif suñu maam Chérif Souleymane léegi bi ñu defee noonu étape numéro 2 moo nekk Éthiopie xam nga l'islam est entré en Afrique dès le 11e siècle à travers ñi nga xamante ne si ay chérif lañu woon mais li leen yëkkati woon dëgg mooy maanaam propager l'islam mais si kaw dañoo doonoon ay commerçant dañ koo mbubboo woon mais fu ñu dem rek taal nañ fa maanaam daara taal nañ fa lamp si diine loolu moo doon seen mission bi ñu jógee Éthiopie daal di ñëw directement Burkina Faso xam nga l'islam yàgg na Burkina Faso mooy étape numéro 3 ñu jógee Burkina daal di dugg Mali dégg nga de bi ñu jógee Mali nag daal di ñëw Sénégal li naan Sénégal bi loolu moo waral waa Ndiéguène à l'origine ay sëti Rasulullah sallallahu alayhi wasallam direct lañ yu set wecc yoo xamante ne si dara raxu leen donc loolu la ñu essayé expliquer fii à travers aussi fii nii mooy Afrique mooy diggante Arabie Saoudite ak Afrique étape numéro 2 bi nag mooy maanaam biir Sénégal fi nga xamante ne si fa la suñu maam jaar yëpp ak liggéey bi mu fa liggéey moom moo nekk nii moom lañ expliquer fii ba ni ñoo accès si Thiès muy étape numéro 12 di la ilaha illallah waaw moo nekk nii Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam donc pour wan leen nii rek maanaam liggéey bu set la boo xamante ne si c'est un travail scientifique qu'on peut vérifier qu'on peut expliquer te képp koo xamante ne si bëgg si lu la leer rek wala lu la lënc mu leer rek boo ñëwee fii dinañ la ko gën a yaatalal donc nijaay Boubacar fii nii moom mooy Belle sa Kasaas Belle suñu maam Atta Ndiéguène suñu maam Atta moom moo nekk Belle léegi bi ñu ñëwee nii gisoo suñu maam Abdou Aziz Ndiéguène mi nga xam ne mooy maanaam moo doon xalif bi fi jógee bu yàggul moom moo demoon si maam Atta doon ko siyaare ji moo nekk nii maam Aziz bi mu paree si la dugg sa xabru ba nga xam ne mooy maam Medoune fi nga xam ne fa la ñuy siyaare Kasaas anniversaire bu jot at bu jot famille Ndiéguène mobilisé wu daal di dem Kasaas siyaare ji moo nekk nii loolu lañ expliqué fii bu ñu ñëwee fii kii mooy Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène mais plus jeune donc plus jeune moo nekk nii kii mooy jàmbaar ji nga xam ni moo taal l'islam à Thiès kii mooy jàmbaar ji nga xam ni mook Seydi Hadji Malick ñaari missionnaire u l'islam lañu woon
ñaari yonent entre guillemets missionnaire al ulama warasatul anbiya lañ wax maanaam yonent yi borom xam-xam yi ñoom ñoo leen aw ñoom ñoo leen maanaam donn maam Alaaji Ahmad Baro Ndiéguène ak Seydi Hadji Malick pour wan la ni jubóo bi ñuy wax si tarixa yeeg loolu problème musul am si tarixa yi maanaam sàmmkat yi maanaam kii féetarloo wuñu mais jur gi ñoo féetarloo ñoom ñi Seydi Hadji Malick bi mu njëkkee ñëw Thiès Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène moo ko dalal fii si kër Maam Alaaji fekk mu bay ba mbay mi jeex boo bayee ba mbay mi jeex sa njaboot jàppale la nga am ay source de revenu waa ji da nga leen di delloo njukkal mu jógee Njarne daal di ñëwoon Thiès doon jënd tissu pour woddu njabootam bi mu ñëwee daal di laajte kan moo fi nekkal yàlla soldat fu mu dem si àddina bi si bépp camp day laaj kan moo fi général bi donc bi mu laajtee kan moo fi nekkal islam ñu ne ko Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène moo fi nekk mu yokki ndeysaan daal di dox ba ñëw fii fekk fi suñu maam Alaaji Ahmad Baro Ndiéguène ñu saafonte ak maanaam yor daal di seq teranga si la ñu dem fii si marché central si benn taalibeem mu daal bu doon jaay ay tissu bi ñu demee mu daal di koy nattal tissu ba nag daal di ëpp pour wan la ni mag ñi seen degré ragal yàlla bi ñu defee noonu ñu daal di ñëw ba fii avant ñuy xewloo seen laax boobu nga xam ni suñu maam Abdou Aziz Dabakh moom la daan xewloo fii ak suñu maam Alaaji Mouhamed Ndiéguène dañoo delluwaat si jaaykatu tissu bi ni ko tissu bi dafa ëpp li nga ñu jaay du noonu dafa ëpp mu ni ko waa ji Ndiéguène man yow laa yaakaar àddina ak àllaaxira boo ma indilee sa maanaam sa xarit boo ma indilee sa wëlëre man war naa koo teral ngir sa jëmm ji looloo waral tissu bi ëpp ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin daal di door a ñëw kër maam Alaaji seen xel dal donc pour wala ni mag ñi benn lañ woon man sama maam Abdou Wahab Ndiéguène moo ni ma Seydi Hadji Malick ak sama baay Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène ñaari missionnaire lañ woon yoo xam ne yàlla da koo yónni kii Tiwaawan kii mu yónni ko Thiès mais ñaari paan yu fees dell lañ woon kenn mënta yokk sa morom lu toll ni tarfatal ay ni si wàllu yàlla ku nekk da ngaa fees dell te Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène moo magoon Sëñ Touba magoon Seydi Hadji Malick de plus de 30 ans waaw mais daf leen a mës a dimbali ajjuma bi Seydi Hadji Malick day ñëw kër Maam Alaaji gane si Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène yendul ko ba ngoon jot suñu maam daal di ànd ak moom ñu daal di dox ndànk ba Dakar gi divisé Thiès Tivaouane en 2 parties kii continuer ñibbi Tivaouane kii daal di continuer ñibbi si waat kër Maam Alaaji vendredi prochain suñu maam mooy dem daal di gane ji noonu lañ doon def illaa yow mi diin waaw ba keroog ñuy maanaam ñibbi àjjana ñoom ñaar waaw donc fii nii boo ñëwee fii naa mooy ñi nga xam ni ñooy ay doomam yi mës a nekk xalifa ki si jiitu mooy suñu maam Alaaji ki si topp mooy suñu maam Assane Ndiéguène tàngoor wa daka daan làqatoo mais dafa laabiir baax bëri xam-xam lewet mais pour mu mën a wéetal boromam pour mu mën a nangu boppam il fallait que moo affiché benn tàng boo xam ne du tàngooru dara kooku mooy suñu maam Assane Ndiéguène mais lewetaay ba foo ko nattu weesu na ko xam-xam ba foo ko nattu weesu na ko mbaax ga ak tab ga foo ko nattu weesu na ko suñu maam Assane buñ sa jógee suñu maam Abdou Wahab Ndiéguène ki nga xam ni moom la mag ñi wóolu woon si nga xam ni ay way jàq lañ muy ñi laxas war a wujji seen borom te xamuñu luñ fay fekk kooku noonu suñu maam Abdou Wahab Ndiéguène moo leen daan taxaw di leen toppatoo ki nga xam ni noppi moo doon force am moo doon secret ku ne xam ne ni nit ki ko jaaxal dëgg mooy ki ni ñumu ñi pat parce que doo xam li nekk si biir buy boo ko tojul mënoo xam la sa biir kooku mooy suñu maam Abdou Wahab Ndiéguène suñu maam Abdou Aziz masa xam-xam ba nga xam ni moom doo toog ak moom 5 minutes te géeji woo si wàllu yàlla wallahi al azim nee na ma saxaar xam nga saxaar lu muy wirde maanaam lu muy yuuxu ma ni ko déedéet mu ni ma nañ dem bu daggul dikk nee na saxaar loolu lay riir waaw ñi wagon yi jàppante maanaam ku nekk jàpp sa morom ñu ni nañ dem bu benn daggul rek dinañ àgg fa ñu jëm nee na loolu la saxaar di wax moom suñu maam Abdou Aziz waane nag ki nga xam ne nag moo fi nekk nga xam ni moom moo yore ñaari xilaafa yàlla suñu borom moo ko jox muy Serigne Mouhamadou Mounirou Ndiéguène nee naa gars yi toujours ñu waxtaan si moom fu ñu toll dañuy waxtaan si moom xolam kenn amu ko fitam kenn amu ko njàmbaaram kenn amu ko mooy suñu chance moom la ñu dese yàlla na ko fi suñu borom bàyyi mu yàgg fi si darajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam na ne alaaji Mounirou mooy xalifa suñu maam alaaji Mouhamed Ndiéguène alaaji Mounirou mooy xalifa suñu maam alaaji Ahmad Baro Ndiéguène donc l'homme aux 2 xilaafa yàlla na ko suñu borom sàmm alaaji Mounirou yokk na tali bi alaaji Mounirou tabax na jumaa ji yokk na ko alaaji Mounirou fexe na ba njaboot gi ànd nekk benn alaaji Mounirou moo réglé problème mu Jakarta yi alaaji Mounirou doo dem benn service fekk
fa demandam Alaaji Muniru du dem fenn Alaaji Muniru du doom ju judd moo lay moo lay taxaw reel la gàtt Alaaji Muniru ku génn àddina mooy jënd sangay Alaaji Muniru fexe na daal ba kër maam Alaaji dëgg dayoo kër maam Alaaji gars yi delloo ko yàlla seede na ko gis nga voilà poste de santé baa ngi nii tout dernièrement donc lii nii dañ ko defoon mooy les différents xalif de Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène donc bu ñu avancé donc sëriñ bi lañ doon waxtaane fii ay mbaaxam ak ay mbiram donc moom lañ résumé fii li nga xamante ne si li ñu xam ndax moom géej la géej moom mën ngaa xam fa mu tàmbalee mais fa mu yem yàlla suñu borom moom moo ko xam donc Alaaji Muniru géej la si mbaax géej la si maanaam si wilaya géej la moom bu sañoon sax buy julli kenn du ko gis loolu waxin la muy dafa làq boppam bu la yàlla dimbaliwul rek doo xam kan mooy Alaaji Muniru moom bu sañoon buy julli kenn du ko gis ndax làqatu gu metti waane nag nit yaay muus yaay xam sa darajay kilifa yaay xam sa kilifa daal di koy wormal accompagner ko comme nii ngeen defal seen sëriñ parce que sëriñ dafa am lu mënalul boppam yow yaa koy xam di ko defal sëriñ démb maag asma li ñu ngi si wax sëriñ du ni taalibe may ma nangam du ni taalibe taxawuma si nangam parce que seen wakiirlu si yàlla mayu leen ñuy tàllal seen loxo mais ni ngeen def nii def benn bloc gunge seen sëriñ sagal ko si biir ay mbokkam yàlla na leen yàlla sagal si daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam donc fii nii bu ñu ñëwee mooy ay quelques personnages yi nga xam ni ay photo yoo xam ni ay photo yi taarix la ay photo yi histoire sëñ Cheikh Oumar Ndiéguène te mu nekk Dakar nga xam ni c'est un professeur d'université yàlla na ko suñu borom yàggal saxal ko donc ñii nii tamit quelques images de membres de la famille Ndiéguène de Thiès ñii maanaam ay images la aussi yoo xamante ne si day wane taarix kii ngeen gis nii mooy benn doom bi nga xam ni suñu maam Muniru Ndiéguène mi ñu tuddee xalifa bi moom la am muy soxna Ndeye Penda Ndiéguène donc voilà très bien nee na si suba sax jaar na fi fii nii gis nga mag ñi bu leen maanaam maam Alaaji mës a yónni dañuy def une forte délégation daal di maanaam responsable taxawaay dëgg gis nga nii si benn cérémonie boo xamante ni si dañoo demoon taxawal famille bi ñoom ñoo nekk nii maam Ousmane maam Alaaji Dam def naa kii sëñ Muniru alxuraan voilà très bien et cetera kii nii suñu baay Modiba mi nga xamante ne si jarbaat la suñu maam Alaaji Ahmed Ndiéguène moo nekk nii bëri na kii mooy suñu maam Abdou Ndiaye donc mënuñu ko weesu ndax moom moo yoroon jàkka ji doon imam de la mosquée de Kër Mamel nekkoon góor gu baax dëkkoon fii di sol lu weex rek mokkal alxuraan lool ñu ngi ñaanal yàlla suñu borom mu yeesal yërmandeem si daraja Rasulaay donc kii nii mooy maam Alaaji moom lañ expliqué woon maam Alaaji moom moo defar kër maam Alaaji ndax tey jii bi maam Alaaji Ahmad Baro Ndiéguène di génn àddina ku ne xam na ni booy génn àddina di nga am njàqare nit yàlla du jàq digganteem ak boromam ak fa mu jëm mais njàqareem mooy sama ginnaaw kan lay bàyyi sama ginnaaw ndono li ba mu téye ko téye bu mel ni man bi ma ko téye woon wala bu ko ëpp ndax nee nañ génn àddina bàyyi lu mat génn àddina bàyyi ku mat moo ko gën ndax boo bàyyee lu mat bàyyee ko ak ay como day mel ni ay nopp si jaba ju dugg si toolu ñambi waaw dumayee di la fa fekk mais boo bàyyee as lëf lu tuuti mais bàyyi ko kumat incha allahu rabbi dina ko ful yóbbu ko fu kawe sa njort donc inquiétude boobu la suñu maam Alaaji Ahmad Baro amoon bi muy génn àddina ndeysaan mu jaaxle parce que ay tout tànk la bàyyi parce que dem na ba am 61 ans di door a stable ndax dundam yëpp da koo wër yàlla wër ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam wër ko xam-xam ndax ba muy jógee Kasaas moom Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène ba muy tàggu yaayam dani ko yaay maa ngi dem sàkku ji li nga xam ni incha allahu rabbi bis bu ko suñu borom tegee si sama loxo addina dina jag alaxira dina jag yaa jëne ko waa doom loolu lan la mu ne ko mooy xam-xam le savoir nous donne le pouvoir nous donne l'avoir nous mène au pouvoir donc xam-xam mooy lépp mooy keno yi nga xamante ne si moo yor jaamu yàlla mooy keno yi nga xamante ne si moo yor addina mooy keno yi nga xamante ne si moo yor yomal xiyam donc mu remplacer son père à l'âge très jeune mais ndaw da ngay xam li ngay dunde bala ngay xam li ngay dundal sëriñ da ngay xam li ngay dunde laataa ngay xam li ngay dundal li ngay dunde mooy lan zikrullah mooy lan fikrullah mooy di xalaat di méditer di xiif di ñeme xiif guddi gu doomu ñeme wéet ñeme ñàkk ay nelaw ñeme veillé ñeme wirdu tur yàlla parce que tey jii koo fi gis mu wétaliku ba mel ni sëñ bi ku àddina bi yëpp topp mas naa wéet ba mel ni néew si bàmmeel nit dafa am foo xam ne da nga fay pini sa bopp suñu maam sëñ Mourtala Mbacke ku ne dégg na ni moom bu demee ba xewlu maanaam reer ba noppi ba def li muy def ba yëppi chauffeur bi mooy jël caabi ji tëj ko si pantre yóbbu caabi ji mu nekk foofu ak boromam ba fajar donc nit da ngay am fooy pini sa bopp donc Maam Alaaji dafa nekkoon nit koo xam ne daanul nelaw ñeewantal gi foo ko natt weesu na ko mu nekkoon un homme multidimensionnel
waxuma la sax maanaam wilaya gi ak maanaam ilaya ji maanaam kii bi hayba bi mais personnalité gi rek maam Alaaji comportement humanisme ak humanité am foo ko natt weesu na ko muy une référence un modèle parce que danoo nekk jamono joo xam ni ay modèle daf fi ñàkku fi mais modèles yi dafa mel ni daal dañ leen a bëgg a fàtte wala ñu bëgg leen a maanaam minimiser wala sous-estimer te voilà di leen nëppal déedéet l'Afrique ne manque pas de modèle ñun am nañu modèle dans tous les domaines lépp lu ñu bëgg si fànn bu mënti doon am nañ si ñu mat sëkk mais dañ leen a exploité wul te jeunesse bi pour mu mën a exploiter ay modèles am faaw ñu wan leen ko mais dañ leen a wanewul donc moo tax occasion yu mel nii espace la yoo xam ni jeunes yi dañuy xam ñoom li ñu am ak li ñu doon ak fi ñu bëgg a jëm ëllëg donc loolu moo waral loolu muy maam Alaaji di jëmm ju yéeme mënoon na moom rek mënoon na occupé waxtaan bi muy ku baax ku tedd ku woyof gis nga ñii donc kii nii moom moo nekk nii quoi moom lañ expliqué fii nii boo ñëwee toujours maam Alaaji jaar-jaaram ak Senghor ku ne xam na ni grève des cheminots bi fi amoon Thiès moom moo ko arrêté moom moo ñaan Senghor jëlaat ñëpp parce que Senghor bi mu leen dàqee xam nga Senghor dafa bouillant woon mën a fayantoo bi mu ñëwee gis ngeen fi mu jaar ak Mamadou Dia bi mu ñëwee daal di jël ñëpp dàq leen maam Alaaji affaire bi métti ko mu xam ni moom nit da nga koy mënal dara fii laataa nga koy mënal dara fa la ñu jëm mu daal di dem ñaan audience président Senghor dégg naa dafa tiit bis boobu parce que mosu ko bind lettre mosu ko ñaan audience mosul sàkku dara si président Senghor ndax doy loo yàlla mais Senghor bi mu ñëwee maam Alaaji ñëw daf ni ko lu doon say yite maam Alaaji ni ko damaa bëgg njaboot gi nga dàq nga baal ma rek nga jëlaat leen Senghor ni ko daal mën naa la see may benn pourcentage mën naa la see may benn nombre mais ñëpp mënuma leen a jëlaat leeru tafsir Ahmad Baro Ndiéguène la suñu maam Alaaji Ahmad Baro Ndiéguène moo meññ suñu maam Sidi Ndiéguène maam Sidi nekkoon borom xam-xam bëri na ay ponkal duñu lim yu nekk si réew mi yoo xam ni maam Sidi mii moo leen jàngal te ñooñu ëlëm nañ jamono donc mu nekkoon nit koo xam ne xam-xam ba foo ko natt weesu na ko kii mooy maam Assane sànq expliqué naa leen moo doon kan fële donc mu nekkoon jëmm ju yéeme koo xamante ne si saalum la xam charia xam xaqiiqa ba noppi xam laneen lu dul charia ak xaqiiqa donc nekkoon nit ku yéeme kii nii mooy suñu maam Ousmane Ndiéguène bay dunde li naan bay julli ak jàkka waaw moom loolu moo doon mbiram woyof lool bëggul dara si feeñ waaw bëggul dara si feeñ boo ko bëggee waaye affaire yi sëriñ rek mu ni man duma sëriñ benn sëriñ moo am si xadra bi muy suñu maam suñu mag Alaaji Mouhamed Ndiéguène ñoom ñëpp dañoo tënkoon doon aw say nekk si ginnaawam jàppale ko lool nag si mission bi ndaxte ponkal ay ponkal ñoo ko war a wër ponkal bu ko ay faible wëree rek day neex a jot mais ponkal bu ko ay ponkal wëree bala ngaa àgg si moom di nga daj lu ne donc ponkal yi ñoom ñoo waroon suñu maam Alaaji Mouhamed Ndiéguène donc maam Ousmane nekkoon baykat mais nekkoon ku baax ku fonk mbay koo xamante ne si lu mu lekk dafa lew ba noppi nag bëggoon xam-xam bëggoon alxuraanu karim ba noppi nag doonoon baykat doonoon liggéeykat donc moom dafa boole woon ñaari donc dundal fii si àddina ba mel ni doo génne àddina mais deel jaamu yàlla liggéeyal fii si àddina ba mel ni ku dul mas a génne àddina mais deel jaamu yàlla ba mel ni léegi nga fiy jóge donc moom ñaari tànk yooyu la doon doxee donc kii mooy suñu maam Seexu Ndiéguène moo doon chef de protocole suñu maam Alaaji Mouhamed Ndiéguène fonkoon ko lool maam Alaaji bu bëggee dara lu gaaw lu nangam rek suñu maam Seexooy taxaw si wàllu gunge si ay cérémonie wàllu digganteem ak buur si ay grandes décisions yu ñu war a jël maam Seexu day taxaw mag ñi jeunes yi wóolootuñ leen mag ñi ñemeetuñu jeunes yi koo xamante ne si dabalaa nga def yi ba yow boo defoon dabalaa kese yam si sax ñu mën a wax mais dabalaa bu ñu tente ngay mel ni jinne yaa ngi dégg sol sa pain mënoo jàpp sàcc boo gisee gars yi di agressé bëccëg léegi mooy gars yi pain la ñuy sol boo solee pain mënoo jàpp ginaar asam ak sàcc donc yooyu noonu la ñu war a xam ñun suñu cër mooy lan ñu solu bu correct di wax ju baax di jéggale di toléré di muñ di jëlale di jéggale xam ne ñun ñoo bokk réew mi te réew mi kenn du ko defar lu dul si jàmm le premier et le meilleur intrant du développement c'est la paix. Sans la paix, rien ne peut être construit dans ce pays. Donc fini. Donc moom la ñu ouverture sur le plan international mooy yi nga xamante ne si famille bi mu ngi koy taxawee au plan international donc gis ngeen sëriñ bi kii mooy sëriñ Moussa Ndiéguène moom mooy xalifu suñu maam Ousmane Ndiéguène di nit ku baax di def lu baax si xam-xam si ak diine yàlla nañ ko suñu borom fayal kii mooy sëriñ Ahmed Cissé Ndiéguène di taawu xalifa bi sëriñ Mouniru Ndiéguène kii nii mooy sëñ Cheikhou Ndiéguène voilà sëñ Cheikh Ahmed Ndiéguène ma nekk Marseille France gunge naa ko ba tay say conférence jamono yi ma nekkee foofu nit ku baax la kii nii mooy Alaaji Dam mooy teewal
famille bi si cérémonie yi di ko am charisme ko am personnalité ku respectable yàlla na fi yàgg te wér kii nii ñoom ñaar ñi kii doomu sëñ Muniru Ousmane la imam la Dakar kii di doomu suñu maam Abdou Aziz Ndiéguène di nit ku baax kii suñu cousin Assane Ndiéguène gis ngeen ko fi mu làq boppam moom moo defar bâche yi yëpp ndeysaan di nit ku baax ñaanal leen ko mu yàgg fi donc kii doomu suñu nijaay Cissé Ndiéguène la kii suñu frère Asbaro Ndiéguène di nit ku baax aussi donc lii lépp ay liggéey la yoo xam ne si famille bi vraiment Cheikh Fadel Ndiéguène di def liggéey bu rafet hôpital dans le social poste de santé bi bu fi taxawee tey ba kër maam Alaaji ak ñi ko wër ñëpp am maanaam possibilité mën a faju surtout su wàllu maternité ak médecine générale Cheikh Fadel Ndiéguène la ginnaaw yàlla ak yonent bi. sant yàlla bu baax di nuyu ñi nga xamante ni tabarakallah ñoo saytu li tàmbale ci président bi Serigne Pape Sawlo jaar ci tabarakallah mbokk yi koy jàppale yëpp ñu mel ni Cheikh Abdoulaye Dieye sunu jarbaat Serigne Assane tabarakallah ak mbokk yi ci seen gannaaw yëpp di yëkkati ay kàddu nuyu ak ziar di ko jëmee ci xalifa bi Cheikh Mouhamadul Mounir di ko ñaanal yàlla dëgëral taxawaayam yàlla guddal fanam yàlla jàppale ko ci biir ak ci biti. xanaa fii su ma fi duggee damay kontaan rek te it damay am xol bu sori ndax da ngay xam ni diiney Sénégal ku ko bëgg a tudd génne ci Alaaji Ahmad Baro njabootam dafay mel ni day manqué. waaw ndax boo ko seetee fi mu jaar ba agsi fii bari na tey famille yi ñuy dégg tey bu ñu defoon seeni exposition def seeni baas ñu def suñuy baas lii ñu fi génne duñu ko mën a génne. kon nag tabarakallah loolu mooy tax ñu mën a sant waa commission bi di leen ñaanal yàlla dëgëral seen taxawaay fi mu ko mën a yóbbu nag ñun ñëpp ñoo ko gis. que gis nañ ni mbir la woon moo xam ni Alaaji Ahmad Baro nitu yàlla la bu daan dundal yàlla du woon sëriñ damay wax ni ñun taalibeem yi ko jàppee sëriñ ñooy sonn parce que fu ñu tuddee sëriñ si duñu ko tudd ñu mer mais Alaaji Ahmad Baro nitu yàlla la dafa kawe woon sëriñ si dimension sëriñ parce que sëriñ ku bari ay mbubb bari ay dara bari xaalis bari soxna di wax yu doy waar léegi nga doon sëriñ te Alaaji Ahmad Baro bokkul woon ci ñooñu yàlla ko doon conditionné léppam yàlla la woon jëfin yëppam yàlla la woon te ku mu meññit nitu yàlla nga parce que mbiram fi mu jaar xoolal Alaaji Ahmad Baro mu nekk nanguk ñaanu way juram way jur bu am ndigalu way juram tey boo seetee soxna Fatmata Ndaw bi ko tafsir Mbaba Jaxu yónnee lettre bi bëlëb Sandéné keroog bi mu ko tëkkoo bi ko Mamadou defaree intervention bég gi nga xamante ni moom la bëlëb bég ci la woo ñetti doomam yooyu ni leen dama leen a bëgg a may ab taalibe ñaar ña gàntal soxna Fatmata topp ndigalu way juram ñu may ko Mamadou Ndiéguène mu am ca leer gu toll ni Cheikhul Hadj Ahmad Baro kon kooku dégg ndigalu way juram mën na ko may njaboot bu ne. beneen bi ci des nga seet Mamadou Ndiéguène fi ñu ko tarbiya fi mu jàngee fi mu jaar ak way juram ci di ko sonnal ba way juram ñaanal ko terale ko it doom ji ñuy tudd muy Alaaji Ahmad Baro. Alaaji Ahmad Baro moomu njabootu boppam gi ñuy tudd ñuy Alaaji Mouhamad Ndiéguène ak ñoom ñëpp dafay dellu ci wal baladu tayyibu yaxruj nabaatu bi izni rabbihi walladi xabusa la yaxruju illa nakidan dafay mel ni meññant wu tey bu ñu ko jëlee jëmbat ko ci suuf su teey mënut a ñàkk mu génne tabarakallahu meññant woo xamante ni wu sell lay doon loolu mooy njabootu Ndiéguèneen mais góor gi moom moo tànnul woon doon shérifu nasab shérif goo xam ni dañ naan askan wi baayam maamam yaayam ñooñu ci yonent bi la ñu génn moom dafa tànnoon jaamu yàlla nekkal boroomam ba nekk shérifun fillaahi nekk ku tedd ci yàlla mais moom tànnul woon shérif goo xam ne ci askan rek lay aju maanaam shérifu xafat laa bi shérifi nasab loolu la tànnoon moo tax boo gisee ni mu daan doxe nga xam ne tey bari na ci ay këru diine yu ñu fiy tudd fii lañ leen sampe fii lañu leen préparé fii lañ leen daan ñaanale fii lañ leen daan duggalee xalwa fii lañ leen daan tarbiya fii lañ daan préparé te kenn ku sant Ndiéguène mosu ko wax ñoom ñooy dem ba ci yàgg sax di ko wax. dafa mel ni kon. waaw jumaa ji ñu njëkk a tabax fii ci yoonu islam ci biir Thiès Màkka la jóge si benn nëbb bi nga xam ne jotoon naa feeñ bu njëkk ñu la ko doon exposé avant njëkk a tabax benn jumaa Thiès. kon nag moom
yàlla dogal ne ci cosaan musul nekk dëkkul islam. Thiès gi ku xam histoire xam ni ceddu yee ko musa yilif fii noon yi seen base la ñoo ko moom. sëriñ si daan nañ fi ñëw sax mais boobu noon gi am doole xam lu ne te nekkuñu ci lislaam bi. Alaaji Ahmad Baro am leeru nitu yàlla mais dond gi mu dond yonent bi looloo ko firndeel. bi mu ñëwee mission bi yonent bi amoon moom la continuer ñëw andi ko fii yonent bi ni ko toogal ma fi ndax am naa liggéey bu ma fi bëgg. looloo tax Alaaji Ahmad Baro delluwul Saalum parce que xamuloon fu Thiès jànqeen nekk mu defal ko fi liggéey bi tamay samp zaawiya bi waa Thiès daje def ko muy imam muy premier imam ratib bu région de Thiès nekk premier muqaddamu Seydi Cheikh Ahmed Tidiane bi Thiès njëkk a xam. wax naa ko ci burdu bi imam Assane koy wax boobu Thiès dañoo ragaloon ay néew boo deewaan duñ la toppatoo dañ la daan bàyyi noonu. Alaaji Ahmad Baro dagg titre foncier ci ndigalu yonent bi parce que léeg-léeg ñu ni titre foncier bi dafa ndaw mais yonent bi moo ni ko fii la ba mu daj mu ni ko fii la yam. mais bu ko suuf yitteeloon bi mu jiitoo ci dëkk bi lépp da koy ŋarale mais yonent bi rëdd titre foncier moo tax fii ñu sécuriser ko mu rëdd lu toll nii bu ko àddina yitteeloon ay kër la koy dafa résidence mu jox ko jaamu yàlla yi ni ku génn àddina nañ ko fi denc. ñun ñi dëkk kër maam Alaaji mënuñu fee dëkk ngir xat ñoo ngi dëkk ci yeneen i barab te suñu maama fi jiitu kon da ngay xam ni kooku mission yonent bi la amoon mais àddina yitteelu ko woon nitu yàlla la woon. xalifatullahi fil ardi la woon xalifatu rasulullahi la woon sallallahu alayhi wa sallam fil ardi liggéey fi li mu liggéey waaye jëflante ak mag ñi fi nekkoon yëpp jëflante yu rafet soo bay Abdou daf ma daan nettali mu ni bi Seydil Hadji Malick di soog a ñëw fii ci Tiwaawan ngeen doon gis ci kanam ñu ni ko ahankay xaw nañu jaaxal muy leen leer gi ci gannaaw Alaaji Ahmad Baro mi leen yónni moo leen gunge leer gi ngeen doon seen ci seen kanam man mi yëgoon ni dana leen yónni maa leen doon gàttandu te boobu fax amul téléphone amul. Baye Aziz moo ma ko nettali te bi ma koy nettali maa ngi toog Imam Assa ngi toog Seydoo ngi toog sama mag Serigne Mouniroo ngi toog doog a jugee France andi woon ay jàllaabe doon ko jox baayam kon nga gis ni ñoo tànnul woon di wax ci ay karamaat parce que al karamatu haydun min ar-rijal ñoom dañoo jàpp ni mooy góor guy indisposé moo tax ñu jàppoon ni wan nit ñi yàlla moo ëppoon solo di leen wan seen bopp ñuy bàyyi yàlla di la jaamu tey bari na ci sëriñ soo xam ne tey bu seen bàyyi taxawoon sëriñ bi taxaw seen bàyyi woo leen dañuy bàyyi seen bàyyi topp seen sëriñ. Alaaji Ahmad Baro fexe na ba yàlla ji nga diine ji nga xam ni moo fi nekkoon yàlla ji nga xam ni moom la fi yonent bi andi woon téere bi mu fi andi woon fexe na ba raxu ci dara sunna su mat sëkk te leer la fi bàyyi. léeg-léeg nga dégg ku ni kër moom Alaaji dañoo tardé moo tardé parce que bu ñu defoon ni pexe yi sëriñ siy def ñu dégg ñu fa ñuy dégg ñëpp waaye loolu amul solo tey kër gi tey ñëpp xam nañ ni daraa ngi fi parce que yàlla du taxu nuuraaniya du taxu zulmaaniya nag mën naa tàkk benn jamono ni jëpp ñëpp xam la waaye nga xëy ñëpp génn ci yow waaye fii xaqiqa bi fi nekkoon ba tey day gën a dolliku day gën a saf day gën a yaatu te kenn mënu ci dara ilal abad rek loolu moo tax seen liggéey am solo tey télévision yi tey boo demee internet bi foo mën a dem bu ñu tuddee sëriñ si tudd ko sant Ndiéguène te dara waralu ko dul seen taxawaay bi kon nag tabarakallah yal na yàlla dolli leen jàppale yal na yàlla dolli leen sàmm liggéey bi daal ngéejoo woon naa ku ñëw ci gàmm gi ñu orienté ko mu ñëw jaar fii parce que gàmm si te ñëwoo fii nag day mel ni gàmm goo xaw a manqué la parce que fii mooy cosaan li fii ci ngay xam dëgg-dëgg kër Maam Alxaaji ci gàttal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kii ci wàllu at bokk na ci ñi fi gën a tuuti ci famille bi waaye ci wàllu jub ak ci wàllu mbaax ak ci wàllu martaba bari na ay mag yoo xam ne yii moo lu ko ëpp fuuf ci dëkk bi man na maa seede loolu nit ku baax a ngi nii ma ne ko sëriñ bu juba ngi nii ba muy ndaw ba nii mu toll nii man lu baree bari fi la ma fekk mu nekk koo xam ne kii dama ko jàpp ne sama rakk la waaye sama sëriñ la moom Boubacar mii moo tax yéen ñi nga xam ne da ngeen a laxasaayu ànd ak moom ngalla maa ngi leen di ñaan na ngeen ko téye bu baax a baax te bañ koo téye nii bañ koo cof bu ko kenn cof
kii nii li ngeen di wut ci yàlla wallaahi azim man giñ naa ci baaxub yàlla te ay armeel laa jàkkaar lool su ngeen góorgóorloo téye ko bu baax a baax billaahi du ngeen ci rëccu dara njariñ rek la leen di indil loolu man dama ne woon kaddu yi il faut ma seede ko ndax xam naa ko bu baax a baax nit ku baax la nit ku juba ngi nii wallaahi ku dëggoog la encore loolu moo tax ma ne woon naa seede lii wallaahi dama ko suivre yàgg na de moom mii daanaka lu bare bari mën naa ko seede ci moom dama tënk rek waaye lu bare bari te sama xarit la nag moom sama xarit la baax a baax am na jamono joo xam ne ji danaan ñëw ci man ñuy waxtaan bu baax a baax yenn yi wallaay dama ko daan conseiller lu bare am na sax yoo xam ne moom mii moom ay conseiller waaw moom nit ku ma jox cër la nag waaw xeebu ma ko benn yoon wallaay